daal ne lam yabdu mislul musa muhammadi siran wa jaaran fil baraya samadi tuubaay dëkkuwaay tuubaay jëmuwaay tuuba la nu dëkk Sëriñ Bamba yaay jenn waay murit ak tiijaan ak laayeen xaadir ak ñaseen ñëpp ñoo ngi naan ci commune Dieuppeul Derklé jërëjëfe Mbaye Babacar Sadikh Bey mbégte am mbégte ci moom dama li ma waxoon sànq loolu laay waxaat damay wax ni mbégte bi ma am ci moom la commune Dieuppeul Derklé am ci moom la Sénégal am ci moom la àdduna am ci moom ndax fépp foo xam ne doomi Kastoor Dieuppeul Derklé moo nga foofu rek bég nga ci ki nga xam ne mooy Mbaye Babacar Sadikh Bey lan moo tax nga bég ci moom yemul rek ci màggal mu ngi ci màggal yi mu ngi ci gàmmu yi mu ngi ci tamxarit mu ngi ci tabaski mu ngi ci korité mu ngi ci nawel mu ngi ci jumaa yi mu ngi ci jàkke yi mu ngi ci église yi mu ngi ci jeunesse bi mu ngi ci troisième âge yi ba ci biir màkk am na ñu mu yóbbu siyaare ji Seydina Muhammad kon nag loola du guleet maanaam mu jël ay bus maanaam joxe ko ñu dem siyaare ji nga xam ne mooy Cheikhul Khadim suñu yaakaar fii ak fan jëm masalan loolu moom ba mu ko tàmbalee ndax moom ñu ngi ko fal septembre 2017 xam nga 2016 su ma juumul waaye boobu ba léegi mu ngi jàppale jógul ci jàppale commune Dieuppeul Derklé ci événement gu mu mën a doon mooy li événement yi ma fi lim lépp saa su ne daf leen di jàppale ren nag dafa ala daw mi dafa gën a jàppale commune Dieuppeul Derklé macha allahu rabbi lu nga xam ne da ko daan def benn ñaar ñett ren mu jël 17 bus jox ko commune Dieuppeul Derklé ngir jàppale murit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi waxuma la murit yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yeeg ñëpp dugg ci bus yi ngir ñu dem ci màggal googu di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax man mii di wax ak yéen daayira bi nga xam ne moom la ñu géré daayira boobu ma nga bokk ci daayira boo xam ne macha allah rabbi dafa nekk ci kër monsieur le maire di Cheikh Gueye waaw mais daayira bi ñëpp danoo ànd ak DG moo lay woo dañoo ànd ak DG ndax kat màggal Touba ku la wàccee bis dafa mel ni mu jël la dugal la àjjana màggal Touba ku la wàcceel bis xam na ni bis dafa seer waaye ku la wàcceel bis mu ngi mel ni wàcceel na la lépp kon nu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla sax ànd bi nu ànd ak moom nag te it àndu ñoo moom ci kër di nëbbatu wala nu ànd ak moom ànd bi nu ànd ak moom day dëggu ci ñun ndax tey jii ba commune bi di commune ba léegi en 1996 amuñu benn responsable bu mel ni DG mënuñu ko génnee ci commune bi ci jàppale population Dieuppeul Derklé ci ordonnance yi ci ngénte yi ci dëj yi tamxarit korité tabaski ci lépp li nga xam ne rek population Dieuppeul Derklé da koy soxla rek DG mu ngi ci xar tànku tubéem di ko def yàlla na ko yàlla sàmm ànd ak soxnaam madame Bey ànd ko moom damay wax ni chaque grand homme il y a une grande dame derrière lui et madame Bey est une grande dame mu ngi koy jàppale ànd ko femme club des GSE ñëpp ànd ak moom di jàppale borom këram ñu ngi koy ñaan yéen bi nga xam ne yéen nañ ko mu nekk ci port bi yàlla na woyof tool ci kaw. ginnaaw Mayra Fall la bokk GSE aussi. di doyen aussi ci commune bi daal. dina ginnaaw bu ñu sant yàlla jul ci yoon yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. ñu ngi naan jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall. lu xew. ñu ne màggal Touba. ñu sëñ Touba moo nañu màggaleel leen ma sama bésu dem. boobu nag berndeel leen ma si leen lu ngeen mën a am. muy bésu départ. tey mu tombé ñu am suñu benn responsable ku baax mu affrété ñu ay bus ne leen yéen itam dem leen. muy bési mbégte aussi ñu war a dem Touba nag pour santale Serigne Touba suñu borom. loolu ku la ko defal. muy ñaari dem nag dem bële bu Serigne Touba ak demu tey bi tamit. parce que kooku luñ naan le rétributeur le connaît mooy ku baax ki mu ngi koy gis mu jël ay taalibe yu bëri nag ne leen dem leen te bu leen fay dërëm. kooku dañ koy sant bu baax a baax a baax di ko wax ne nag lépp luñ fa jëlee mu néew mu bëri dañ ko bokk ak moom ci zaahir ak ci baatin lépp luñ ko jëlee foofu aussi dañ ko sottil bu baax ñu bokk nag ak moom ay projets yu bëri nag mu ñuy defal lii ak leneen loo xam ne xëy na tey sax jot bi du ko maye pour ñu wax waaye boo doon lim tey doo fi jógee donc mu di nag koo xam ne ku baax ku am yërmande ku teey ku fonk lu muy liggéeyam koo xam ne sur le plan national fii Sénégal amul kenn ku ko umpule ñëpp ko xam ñëpp koy dégg mu nekk ci lu baax di liggéeyal Sénégal di yokk Sénégal
ci loolu rek lay yëngatu kenn du ko gis si leneen loo xam ne mbirum caaxaan. loolu la tërale ak ñun moo di bis yoo xam ne day def ñetti fan muy tey suba ak ginnaaw suba yëpp mën na nekk sax ba mercredi kooku ku lay defal lu mel noonu sant ko rek moom moo ñu war di ko ñaanal yàlla moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. waaw mais disposition yi daal mooy yu kilifa yi wax te kilifa yi bañ koy waxee ci président de la république la jiite depuis ba pandémie bi ñëwee am na ay mesures yoo xam ne waaye kër docteur yi waxoon nañ ko ci loolu lañ nekk mooy raxas loxo yi takk masque yi jël gel yi ak distanciation yi loolu bu ñu ko defee rek dinañ mucc ñu dem ba tey sëñ bi woote loolu te nag murit ndigal lañ ci wax waruñu dem foofu di yox-yoxi wala di def leneen respecté loolu ñu wax foofu bu ñu buggee mucc parce que moom ci loolu la ñu woo mu di nag défi boo xam ne international la parce que àdduna mu ñuy teg bët lu xew nii tey musul am fenn ñu woote ay millions de nit tafe yi ci période bi nga xam ne période bu sensible la ñu ne nit ñi nag bu kenn jege sa morom sëñ Touba woote nañu ñëw leen man yaakaar naa ne te gëm naa ko sax te murid yëpp loolu lañ gëm Covid bi fii la yem bu soobee yàlla ak yonent jërëjëf. Bon, je me présente d'abord, je me nomme Papa Tanon Ndiaye dëkk ci quartier bi Dieuppeul 4 Dieuppeul Derklé bon ñoo ngi d'abord dañuy rafetlu lu directeur port bi def muy monsieur Aboubacar Sadikh Bey ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que ci mbirum Sëñ Touba moom léegi képp ku suñ si wootee moom képp ku ci dugal sa loxo rek maanaam nekkul ñun ñoo lay fay yàlla lay fay loolu bu njëkk la ñun tamit dañuy def lu di ko sant di ko gërëm ndax tey lii nii ay nit yàgg nañ nekk ci commune bi diñu produire ay bus ñu dem ba ci cëppaandaw gi te duñ ko am ren suñu demee ba tey am bus bii nii ñu ngi ciy sant di ko ci gërëm bu baax a baax loolu noonu tamit tey dañuy comme mesure barrière yi ngeen a wax nii tey tax na tey ñun man mii nii avant ñu may jox masque yi nee naa leen ku nekk bu balaa mooy ñëw soo mënu indaale sa gel na nga indaale sa masque parce que tey même bu dul lu monsieur Ababacar Sadikh wax sax ndigal bi sëñ Mountakha moom la joxe muy suñu sëriñ di suñu wasila donc ñun murit te xam nañ nga murit leen rek la mooy jëfe ndigal boobu taxi moo tax même bu dul si ñoom suñu joxul masque sax ñun bu boobaa balaa ñuy ñëw incha allah dinaa indiwaale suñu masque te ku nekk dina respecté mesure barrière yi incha allah ñu dem màggal si jàmm ñu si waat si jàmm incha allah. Merci beaucoup. Bismillahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Je me présente d'abord, Cheikh Tidiane Diarisso, responsable politique APR, membre à la GSE, Génération Sénégal Émergent, et chargé de la communication. di santaat yàlla tey julli ci Seydina Muhammad am mbégte mu rëy xanaa damay waxaat ndax ki nga xam ne mooy sama ñoñ gi fi jóge sànq mu kabaro wax ju rafet yëpp wax na ko waaye daal du mënta ñàkk ma sànni ci samay kàddu fan yii sama yaram neexul waaye Ababacar Sadikh Bey lépp loo xam ne woote na ko man damay mel ni ku ñu pikiir ma jóg taxaw ci mbooloo mi mën a wax li may wax am naa mbégte am naa contentement ndax moom Ababacar Sadikh Bey lii mu def nag man bettu ma waaye sigil nanu sagal nanu ndax boo xoolee fii ba fële kaar yi nga xam ne moo fi taxaw mu mettre ko à notre disposition te ku ci nekk mu lu toll ci 17 jusqu'à 19 car bu ci nekk nit ki dana ko garder pendant 4 jours car yoo xam ne c'est des cars climatisés mu jox ñu ko sant yàlla nit koo xam ne seetaanuñu ci dara bi mu ñëwee ci gox bi ba léegi du tabaski du korité du tamxarit du gàmm du màggal du pak du lenn foo yëkkati rek li ñu naan marquage à la culotte moom daal bu nu nee yunn rek mën na tëll ci suñu kaw te ni muy dalee ci suñu kaw nag mbégte la ak bànneex li may waxaat rek mooy di fàttali doomi gox bi di yeewaat doomi gox bi parce que nag du ma ne sax dañuy nelaw wax dëgg yàlla ndax gox bi ku ko xam-xam ne gox bu civilisé lañu gox bu xam seen bopp la waaye nag dafa am koo xam ne ay jëmm yoo xam ne rarement la ko yàlla di séddale bu nu ci yàlla cëralee ñun ci commune bi nanu xam li nu yàlla sédd ñu téye kook suñu fukki loxo loolu daal laa amoon lu ma leen di wax. pour ta question waaye yàlla dafa def ki nga xam ne moo nu njaboote di Ababacar Sadikh Bey bëggul kuy tudd som bu engagé woo ci dara nit ki mën naa xool rek xayma ci bëtam xam ne lii ay millions lañ ci def waaye moom ndax million mu ko def da koy jaral ba nga xam ne te bëggul sax gis nga lii ñu taxaw di wax
bu doon sagom duñ ko def moom day bëgg di def ci suuf waaye nag nun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci commune bi mu nekk suñu kilifa nu koy ndamoo bëgg nañu paa bu mu def ñu wane ne kii mi ngi def lu mel nii wax dëgg yàlla parce que biis yi boo ko xoolee ku ci nekk xam nga biis boo koy loué ci sa bopp ñaata nga koy loué waaye biis boo xam ne dafa ne biis yëpp 4 jours bu ñu yóbboo nit ñi dañuy toog xaar leen ba nu pare bu nu pare ñu del si indiwaat leen ci jàmm mais maa ngi leen di waxaat yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal lépp loo xam ne daal dañu koy jël loo xam ne dañ ko ciy taftal moo xam lu ñuy raxasoo moo xam ay masque lépp mëtale nañ ko wax te yemul foofu ndax fi mu nekk nii boo ko calculé biis yi li ñuy yeb dana ëpp 1000 personnes waxuma 1000 yi sax waaye ñi nga xam ne dañ leen a jox ay passe individuel kooku it tudduñu ko am ñoo xam ne aussi ay appui lañu parce que dañ ne woon am nañuy kaar ñu yëkkati ay appui jox leen ko tudduñu ko kon daal sagal nañu yàlla na ko yàlla sagal jàppale nañu yàlla na ko yàlla jàppale ku mel ni kii ñun mësuñu koo am nañ ku nu mës ta am nag nan ko jàppee nu mës ta jàppee kenn loolu rek laay ñaan nit ñi yàlla nañu yàlla dolli jàmm defal ñu jàmm ci barke Seydina Mohamed yun suñu mbokk murit yi suñu mbokk taalibe yi ñi ngi leen di ñaanal ndax bisub Serigne Touba moom bisub Serigne Touba rek la mën a doon kon kontaan nañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi. Bonsoir la population de Dieuppeul-Derklé. Je m'appelle Nawel Gueye, je suis le chargé de la cartographie des cellules du mouvement GSE, le mouvement qui s'appelle Génération Sénégal Émergent. Ce mouvement est un mouvement de développement social dont le coordonnateur est M. Aboubacar Seri Bey, DG du port. Alors, pour préciser, c'est exactement 17 bus. 17 bus que M. le DG du port a mis gracieusement à la disposition des pèlerins en partance pour le Grand Magal de Touba. Donc ce n'est pas une première, c'est la 3e fois consécutive que M. Bey met des bus à la disposition des populations et donne des appuis financiers pour les daïras qui se sont bien organisés et qui ont déjà des bus à leur disposition. Donc nous remercions profondément M. Bey pour ce geste de haute facture. C'est inédit, c'est une première dans la commune depuis que nous sommes là, nés à Dieuppeul-Derklé. Ce geste de haute facture de M. Bey, vraiment c'est inédit. Alors M. Bey n'a pas simplement mis à la disposition des populations des bus simplement. Il les a fait accompagner par les produits préventifs, notamment les masques. Nous avons distribué pour chaque bus en partance pour Touba suffisamment de masques pour leur dire de respecter les mesures barrières une fois à Touba. Alors, nous demandons aux pèlerins, une fois à Touba, dans les maisons d'accueil, de vraiment, c'est là-bas où il y a le problème. Il faut que les gens puissent respecter les mesures barrières au niveau des maisons d'accueil. Parce que nous savons que le problème, ce n'est pas au moment du transport, parce que tout le monde met son masque, mais une fois dans les maisons, et avec les khassaïds qui vont faire tomber les gens en transe, certains risquent de lancer le masque. Donc nous leur demandons de savoir raison garder et vraiment de garder les masques, de gérer les mesures barrières. Maintenant, je voulais dire que le nombre de bus qu'il a mis à la disposition des populations, des pèlerins, vous voyez que c'est une capacité. Nous avons au moins 600 personnes que les simples bus qui sont là peuvent transporter. Mais au-delà, nous avons distribué des appuis financiers. Ces appuis financiers sont extrêmement forts et consistants, de telle enseigne que nous pouvons les estimer à plus de 1000 pèlerins en partance pour Touba. Voilà. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii ndax vraiment ñi ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te am wér di ñaanal soxna Bali Muntaxa yàlla na fi yàgg te am wér soxna Bali yàlla na fi yàgg te am wér ñi ngi ñaanal nag DG port bi nga xam ne Aboubacar Sadikh Bey yàlla dafa def mu dëkk ak ñun nekk Castor bépp mouvement boo xam ni waa Castor rek ñi ngi koy def muy religieux culturel lépp lu ñu sumb rek mu dugal ci loxoom ñu bénéficier wu ci nag en tant que dëkkandoo en tant que doomu Castor lépp loo xam ne mi ngi jëm Touba tey ci màggal gii bus yi taxaw mu jël lu nekk def ko ci ñun waa Castor ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla suturaal yal na ko yàlla taxaw
lépp loo xam ne mi ngi koy def ci Castor yal na ko yàlla fay ci barke Seydouna Mohamed waa Touba kontaan nan te Tiwaawoon tamit nii la koy defee leneen ak leneen noonu bus yëpp a ngi taxaw Baye Fall yeeg ñëpp a ngi taxaw kon nag ñun mënuñu fay Ababacar Sadikh Bèye dañu kontaan et fier d'avoir un homme comme Ababacar Sadikh Bèye fii ci Castor ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal jàmm lu mu mën ren bu déwénee yal na ko yàlla defal mu mën lu ko ëpp ci barke Seydouna Mohamed ñun daal ñu ngi koy kalaameeg Serigne Bamba Sëñ Touba la ñu am moom la ñu yaakaar moom la ñu doyloo yal na nu ko Serigne Bamba fayal ci barke Cheikhul Khadim alal dafa sax ci xol ki ko jël di ko joxe kooku amoo fayam bu ko neexoon denc ko mbaa mu viré ko ci ay compte kenn du ci xam dara waaye lu mu am bokk na ko jaami lu mu am jox na ko jaami des ak suñu borom ñu koy ñaanal moom madame Bèye yal na leen yàlla jàppale ñu ngi koy ñaanal en tant que dëkkandoo ñu ngi koy ñaanal en tant que ndijaay ñu ngi koy ñaanal en tant que papa ñu ngi koy ñaanal en tant que jarbaat li mu bëgg moo ko xam ak le président Macky Sall mi nga xam ni moo ko dooleel ndax Macky Sall lu mu defal Bèye ñun la ko defal vraiment ñun sentir nañu ne vraiment Macky Sall jàppale na ko tey Macky Sall tamit yal na ko yàlla jàppale ndax nit ki jàppale ki nga xam ni moo lay jàppale kooku da nga koy ñaanal yàlla yal na leen yàlla jàppale première dame ñoom ñëpp yal na leen yàlla jàppale yàlla def ñu dem ci màggal ci jàmm ñëw ci jàmm.